ma ñu ngi kontaan ci dalal bi ñu dalal di la wax nga nuyoog internet yi lay seetaan. salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum àdduna nuyu naa leen yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant maa gën a kontaan ci seet si bi ngeen ma seet si macha allah. d'accord donc nga nekkoon ci li nga xamante ni moo di Madior ak Dior ñu bëggoon xam nan nga ñëw def ba intégré li nga xamante ne moo di série Madior ak Dior. bon série Madior ak Dior ni ma ci intégré mi ngi jaare ci sama benn frère bu ñuy wax Modou Mbacke Seck moom moo ma boole ak tonton Aline après ma toog benn jour rek tonton Aline woo ma ne ma dafa am benn projet bu bees boo xam ne dama bëggoon ko bokk ci mais da ngay ñëw Pikine ma ne ko ok y a pas de souci ma dem ma ñëwee ñu waxtaan je me rappelle jour boobu c'était un vendredi maa ngi sol yére olof taille basse genre affaire yooyu mu xool mu ne ma est-ce que mën nga rôle yaay ma ne ko mën naa ko mu ne ma nga sol taille basse vax doo musóor def musóor et tout sans make-up sans greffage ma ne ko ok y a pas de souci mën naa ko après ma dem toog ma toogee xaar deux semaines une semaine après ma oo ko mu ne ma commencé gul mais après dinaa la woo par la suite nag ci la ma woowee ma ñëw def casting après casting bi jàll noonu laa duggee ci Madior ak Dior. d'accord donc ci série bi nga joué si li nga xamante ni moo di double rôle est-ce que yomboon na. non c'était pas facile dafa métti parce que yaa ngi jóge fii dem ci fii te ñaari personnage yi benn bokk ci ak sa morom parce que bii yaa ngi nekk benn yaay bu nga xamante ne ni yaay bu dal xam nga yaay boo xamante ne elle était pauvre et tout nga ñëwaat ci beneen rôle bi nekk fi une mère bu nga xamante ne ni dafa bëgg àdduna mi ngi sil xam nga mi ngi singom bu xale yi di baali et tout du bàyyi dara c'est deux choses différentes en fait. donc est-ce que du boobu sax moo gën a collé ak sa personnage bëri affaire cëfër boobu. parfois nit ñi di ma ko tooñee mais bon dans la vraie vie nag man xaw naa timide mais parfois su ma bëggee mu yëngu rek damay tooñ gars yi ne leen surtout Samba Diabara la mais bon yaakaar naa ni daal adopté wu nañ ci ñaari personnage yëpp franchement yaakaar naa ko yaakaar rek laa ci am. donc comme bu ñu ñëwee ci bi nga xamante ne mooy rôle bi nga nekkee yaay Dior nga nekk fa femme bu dal bu pieuse nekk mère célibataire di toppatoo sa doom ak yooyu mel ne loolu dafay révéler des fois loo xamante ne ñun dañ koy dund ci société bi. c'est vrai parce que ñun Pikini Production seen contenu boo ko xoolee li société bi di dund rek la ñuy def parce que fii da nga gis ay mères célibataires yu nga xam ne dañu nekk ak seen doom gisuñu seen papa doom et tout mais dañu yor seen doom yàlla bu mu nekk nag nga tase ku nga xamante ne ni ku am diine ku am l'islam ko nga xamante ne ni gëmul àdduna mais àddunaam yépp mooy mu teg ci doomam mu teg doomam éducation bu nga xamante ne ni ëllëg ci biir fu doom ji dem dina fa mën a nekk donc loolu bari am na ci suñ société donc loolu la ñuy dund en fait. donc Dior nekk koo xamante ne xale bu am jom bañul dara di dem di jaayi journaux ci mbedd yi affaire yooyu noonu di ñëw ngeen nekk ñu pauvre yow tam nga nekk mère boo xamante ne danga koy bàyyi mu def passion am sonaloo ko brusqué woo ko ci dara Madior ñëw nekk nit bu amul alal taxul nga poussé ko et tout lan moo nekkoon seen force. bon suñu force mooy dañu gëm yàlla d'abord parce que nit ki nekkul na da nga ñàkk tax na doo gëm yàlla da ngay weddi yàlla non parce que yàlla bu la xañee lii ëllëg peut-être am na leneen loo xamante ne ni dencal na la ko donc nekkul na da nga pauvre rek donc da ngay saalit di wax lii non dama jël sama doom yar ko ci fulla ak ci fayda ak ci jom ak ci ngor muy liggéey dem di andi loolu rek la xam daan dooleem donc yàlla mi nga xam ne dara tawu ko dem na ba mu tase ki nga xamante ne ni peut-être suñu doole tolloowul mais yàlla def na ci ñoom bëggante Madior aussi nekk xale bu baax bu bëgg sama doom waa ñu ñëw rek di daal moo fi am. donc bu ñu jógee ci loolu ci deuxième personnage bi nga nekk fa koo xamante ne macha allah da nga am teraanga am sa doom bu góor Dior mi nga xamante ne seexu yaayam nga yaayam génn àdduna jour bi mu ñëwee bu mu gis la ne la yaay sànni bagage yëpp lonk la ko ñun ñi nga xam ne dañ ko doon seetaan suñu yaram da doon daw yow mi ko doon joué lan nga yëg. bon man mi ko doon joué dama yëg lu fort émotion bu nga xamante ne ni man mënuma ko sax expliquer parce que dama ne genre si c'était moi. imagine-toi yow sa yaay décédé nekk jumelle xamoo beneen jumelle bi yaay ji décédé mu perdre la mémoire donc pour mémoire bi ñëwaat gis na jumelu yaay ji nuroo dafa am doole dara dafa fort en fait le fait que mu gis ko rek automatiquement pour moom jàpp na ne yaayam parce que dafa yuuxu ne wuy sama yaay mais ci début bi mère bi mi ngi doon commencer di daw di wax lan la mais bi mu ko tafee ci dënnam
deret boobu moom la yëg moom la foox ba tëdd di ko jël taf ko ci dënnam et tout affaire bi dafa mel ni comme dëgg donc macha allah non jooy naa ci sama biir xol mais ronkañ bi génnul woon ndax xef yi ko téye. d'accord sa doom bu góor Maysa bëgg Dior Madior donc Maysa sa doom lay nekk ci yow Dior nekk doom ci yow est-ce que tey mënoo woon wax ne que Maysa mooy doom bi nga xam te ne moom nga jur nga jéem ko jàppale mais da nga ko xamal ne ko jox nga ko ay conseil ci loolu que waroo xëccoo jigéen ki la bëgg nga war a àndal. waaw loolu dañuy wane ne toujours li ma lay wax ci ne contenu Pikini seen contenu dafa riche loolu daf lay won toujours que ne làq doom dóor doom baaxul nit ki boo demee ba dégg yaay même boo déggul yaay sax da nga war a jël doomu jàmbur nga taf ko sa bopp rawatina nag nga dégg yaay nga gis doomu jàmbur mu ñëw ci sa kër man pour man da nga ko war a yaatal tatagal ko def ko comme sa propre doom tey jii bu ñu demoon tey jii bañ na da ngay choisir entre Maysa et Dior man Dior laay choisir parce que dama naan doomu jàmbur la par contre kii sama doom la xaj na mën naa wax ak moom ci beneen côté mais kee juruma ko mais dafa mel ni moom laa gën a bëgg que Maysa pour man làq doom duma doom loolu la ñuy wane foofu que doom yépp benn lañ ñun ñoo leen bokk jur ñoom ñépp. lan moo la dugal ci théâtre. bon théâtre li ma ci dugal mooy passion la parce que bi ma nekkee école primaire dañ doon def chaque mercredi après midi bi dañ doon def danse di def théâtre di def ay athlétisme genre affaire yooyu man dama doon participer ci loolu moo tax bi ma commencé di jouer film bi sama ami d'enfance bi nga xam ne ñoo nekk ndawoon école dafa ne ma xamoon naa ne ci lii ngay mujj ndax fa théâtre ba sol am école nga tegu sa tànk donc ma ne peut-être yàlla fii la doon xaaree pour ma mën a agsi ci milieu cinéma bi. kon yaa ngi doog a def li nga xamante ne moo di série. bon c'est la deuxième fois parce que am na série bu ñu njëkk a def bu nga xamante ne nii boobu en français la ñoo ngi ko tuddee Au cœur pur mais malheureusement teguñu ko je sais pas pourquoi réalisateur bi moo xam raison yi tax tegu ko bi mooy sama deuxième fois. Maman Mariama en dehors Madior ak Dior kan mooy Maman Mariama. Maman Mariama en dehors ci Madior ak Dior. vrai personnage bi en fait. Princesse Diop. waaw dafa nekk nit bu nga xamante ne nii bon nit bu dal la nit bu bëgg kaf bëgg ree foo mu fekk maa ngi boo ma séenee samay reetaan ngay njëkk gis parfois sama papa dafa may jàpp xëcc ma yow mënoo mer buñ nee nii rek nga reetaan mais ci man la bokk parfois dama joué ba mu yàgg ba reetaan mais loolu de parce que dafa bokk ci man donc dama nekk nit bu nga xamante ne nii dal naa bëgg naa kaf bëgg naa ree donc kooku daal mooy Maam Jaar nit bu dal la daal macha allah mais parfois mu yëngal. def yëfu géwél kenn du ma tooñoo. lan ngay def en dehors de la série. en dehors de la série man dama defoon coiffure def esthétique donc ci loolu laa nekkoon mais ak tournage yi du ma ko mën a boole mais xam naa ne peut-être bu tournage yi pare am naa yeneen projet yu bokkul ak esthétique bi yoo xam ne bëgg naa ci nekk incha allah. nan nga gisee tey d'habitude nit ñu xees ñi lañ doon jël di leen teg ci série yi nit ñu xees ñi lañ doon jël di leen teg ci télé mais léegi gis nañ ne que dañuy privilégier li nga xamante ne moo di teint noir yow en tant que jongama femme africaine noo gisee loolu. waa gis nga teint noir dafa nekk lu nga xamante ne ni dafa naturel parce que dama naan vraie beauté bi nga mën a gis ci sénégalaise dëgg man dama naan na nekk teint noir. beauté dëgg balaa nga koy gis ne nit bi nekk teint noir na bañ a def make-up yu bëri genre affaire yooyu mais parfois xale yu góor yi dañuy am tendance naan la xale bi ma gis xale bu weex tàll comprendre nga te bu ñu ñëwee na la man teint noir yi laa bëgg nga xam ne xale yu góor yi parfois lu ñu bañ moom lañ bëgg mais genre Pikine yi yaakaar naa ne duñu gën a privilégier ñi nga xam ne ñoo amee teint noir de ce fait que yeneen maison de production yi léegi ñi ngi commencé di ñime teint noir yi teint noir ci écran dafa yow ak dara. tey ñi nga xamante ne dañ lay gis di la bëgg def li nga xamante ne moo di métier bi ngay def noonu loo leen di conseiller. bon parfois daf may dal nit daf lay oo ne la Mariama danga ma neex man dama bëgg jouer nan laay def bu jouer yónnee ma ay photos ne ma bu casting amee nga oo ma et tout donc xam na lu ñu bëgg la. mais milieu bi dafa nekk lu nga xamante ne nii boo ci nekkee dafay am loo gëm li ngay gëm mooy da ngay am fulla am fayda am jom am ngor ci sa bopp parce que yaakaar naa fulla jom ngor fayda moo la mën a jële fii yóbbu la feneen am na ñu nga xam ne dañu ñëw juste pour feeñ ci télé bi
benn passe ci benn ton rek après dem am ñu nga xam ne dañu ñëw ndax dañ ko bëgg donc ñi nga xam ne dañu ñëw te dañ ko bëgg noonu nañ ko jàpp parce que aar boo ko jàppee jox ko fulla ak fayda mu teral la mais su fekkee da nga ko cof ni nga ko cofe rek la lay cofe donc ñu bëgg ñëw dama naan leen rek nañ dal parce que affaire yi moom géej la da ngay tànk naan dem keneen ñëw tànk naan kenn mënu ko jeexal mais nañ def ndànk rek yàlla baax na. série bi lan la changé en fait ci sa vie. bon li mu changé ci sama vie bariwul parce que la ma daan def laay def fa ma daan dem laay dem na ma daan solo laay solo parfois mu génn la ma soo sama mël fa def sama ñetti renversé génn ci mbedd mi nit xool ma ñi ngi may xool mais duñ ma xàmmee en fait parce que dañ naan ñun ki ñu gis ci télé bi mère la te kii ñu gis est-ce que moom la mais su ma reetaane comme damaa bëgg ay reetaan ay yow Maria maa ngi nii kon yow doo mère ma leen ni de la ma yàlla mujj def moom la ñëpp am ku ma gis rek na ma yow kon yow doo mère mais lan moo tax nga am jëmm ci télé bi man leen peut-être rôle bi la donc yaakaar naa ne kon réussir nañu rôle bi mais changé wul dara lu bari ci sama vie comme nu mu nekkoon rek noonu laa nekkee. d'accord ubbilu la yenn porte yi et tout. bon dina la ubbil ay porte nag franchement mais bon am na ci yoo xamante ne ni man dama naan bu ko jege bu ko laal parce que nit yi dañu am tendance bu ñu la gisee ci télé bi rek ñoom yaakaar nañ la approché la dafay yomb da ngay gis sama Instagram par exemple dañuy gis nit day ñëw automatiquement dugal la numéro téléphone am envoyé la photo envoyé ma sa numéro mais man dama naan du numéro de téléphone noonu nga koy joxe ki nga xam ne bëgg na wax ak yow Instagram mën ngeen wax Instagram et tout peut-être numéro mënul ñàkk mais mënoo tëb nii rek joxe sa numéro de téléphone mais di nga am ay portes yu nga xamante ni par exemple di nga am opportunité ku tuwaay yeneen nit yi nga xam ne da nga leen doon gis ci télé bi donc opportunité yi dina bëri daal mais dama naan nañ def ndànk parce que fakkastal voilà tentation yi bëri na te am na noo xam ne boo ko ci duggee rek loo fakkastal day yomb te comme dañoo dëgmal yoon ñu yónni te yàkkamte ñu nañ tey dal def ndànk te xam ne lépp day ñëw. am nga borom kër. amaguma. am na ku fi nekk. man daal maa ngi nii aw dara. kenn nekk fi. ni nga jonga ma wi nii te noir macha allah. gars yi dañu defee ne mère la moo tax du ñëw. kii du mère de xool ngeen bii ak sourire kii du mère de wax leen ñu ñëw. mère la moo tax du ñu ñëw xanaa daañu la dégg. lan mooy sa ay projet. bon samay projet mooy li ma la wax rek bu ñu paree fii ci tournage yi maa ngi am naa projet bu nga xamante ne ni bëgg naa ci jéem a focus xool ba xam lan lay joxe parce que tamit xam nga liggéey dafa am solo. toog man dama naan yemul ak dara su fekkente ne yàlla may na la opportunité pour nga mën a liggéey lii ak lii ak lii boole ko nga def ko en tout cas ñoo ngi ciy xalaat te yaakaar naa ne très bientôt incha allah daañu ci mën dem. lan mooy sa dernier mot. bon sama dernier mot mooy maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp ñi nga xamante ne ni dañ ciy jàpp sama copine ñi ciy jàpp. sama sœur bi Marie Antoinette Diouf nga xamante ne nii su ma amee ITV wala ma war a dem tournage moom day mel ni day dof day jaxasoo lépp lay génn teg defal lii sama yaay aussi maa ngi koy ñaanal yàlla du ma ko gërëm sama yaay ak sama papa du ma leen gërëm dama leen di ñaanal yàlla li ñu bëgg ñoo ko xam yal na leen ko yàlla defal lépp lu nga xamante ne ni mëbët la sama digganteek ñoom maa ngi ñaan yàlla mottali ko ci kàttanu yàlla donc bu ma limee damay juum mais maa ngi sant ñëpp mënuma lim yaay jee sama xarit bu ñaawul boobu maa ngi lay nuyu alors ba Camara Marie Dieng Fatoumata Sy Aba sama tailleur bi nga xam ne lu ma ñaw moo ko sol lu ma sol rek moo ko dagg lu ma daggut baaxul yal na sa jàmm yàgg sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp comme niñ koy waxee rek nañ sant gërëm ñoo sant di gërëm. Merci.